campagne agricole contre saison chaude 2021 di wéyal ay jéegoom ci wàllu mbayum ceeb ki nga xamante ni moom moo di Mamadou Diallo dëkkee fi nga xamante ni moom moo di ci Kasak Nord moo jiite GIE bi nga xamante ni moom moo di Diallo et frère fii nag ci cuvette bu Gaddu Tumani fi la bay lu toll ak 60 hectares loolee nag mu ñëw ci rek ci wàllu leeral ana naka la yombalee liggéey boobu ak it yan financement la liggéeyee. mais fu ñu nekk fii ñu ngi nekk ci dëkku Abdou Toumane ci foofu laa béyee ci une superficie de 60 hectares man maa ngi yore GIE bu ñuy wax établissement Diallo et frère ma am compte fu ñuy wax LBA ma yàgg ak ñoom bu baax a baax di liggéey ak ñoom bu baax a baax fi ma nekk nii maa ngi ci benn superficie bu ma LBA financé mu nekk 60 hectares. 60 hectares yoo xamante ni mi ngi koy bay at mu ne waaye nag du tee dafay am jafe-jafe bokk na ci wàllu matériel agricole ak yeneen yi nga xamante ne dina war a mën a yombal liggéeyam te it day jafe saa su ne. ci laa nekk nii 60 hectares yi chaque année alhamdulilah ça fait léegi 6 ans wala 7 ans maa ngi béy ci bala benn place bi mais chaque année dem ci am ay jafe-jafe yu rëy daa ci am jafe-jafe mooy mais balaa may góob rek. il faut que borom machine yi góob il faut tool yëpp ñu góob ba pare ma doog am nu ma góobee année yëpp nag dama am toujours ay problème ceeb bi dama doon béy Sahel bu ñuy wax Sahel 108 Sahel 108 ñëpp xam nañ su yàggee rek bant bi day ruus léegi nag day ruus année yëpp damay am ay problème ak banque bi mais yàlla mii nga xam ne mooy maye mooy joxe moom ma ciy jàppale banque bi jàppale ma ci ba ma ciy génn te di ci sant banque bi bu baax. gërëm nag état du Sénégal ci taxawaay bi nga xamante ne am na ko ci mbay mi rawatina nag idée bi nga xamante ne am nañ ko ci lu jëm ci wàllu double culture pour ñu àgg ci autosuffisance en riz bokk na ci nag loolee li mu jàpp ni li koy yombal mooy nag accompagnement bi ñu gën koo yokk. maa ngi gërëm état Sénégal xam nga état Sénégal dafa nekk état boo xam ne jar nañ ko gërëm bu baax a baax parce que lu tax parce que suñu waxee béy leen état bi def ci loxam def ci ay subvention jàppale ci loxam. jaarale ko ci ministre de l'agriculture jaarale ko ci DRDR jaarale ko la SAED indi jox ñu ko ñun duñu war sant état bu baax a baax di sant suñu président de la république Macky Sall effort yi mu def ci béy ci mbéy mi gis nañ ko bu baax a baax a baax te kenn mënul nekk fii ci vallée bi nga ne gisuloo effort bi état bi def ci mbéy mi def nañ ci baax def nañ effort ci matériel agricole yi def nañ effort ci aménagement yi def nañ effort ci subvention engrais yi def nañ effort partout ñu ngay gërëmaale encore techniciens yi mooy techniciens yi di gëstu affaire semence yi di sargal waa ISRA waa ADRAO gaa yëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci seen loxo yu ñuy def nii pour xool ni ñuy def ba double culture bi mun dem. double culture bi nag pour mu mun avancer wu dégg il faut président yokk matériel yi wax dëgg yàlla gis nañu am nañ ci parce que man fi mu nekk nii am naa tracteur te tracteur bi maa ngi ko amee ci subvention l'État. alhamdulilah rabbi ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax mais fi ma nekk dama am jafe-jafe bi mu am mooy machine ngóob te machine ngóob jafe-jafe bi ma am ci machine ngóob bi maa ngi koy jaarale ci madame la directrice de la SAED jaarale ko ci directeur de la SAED Aboubacry jaarale ko ci DRDR monsieur Baldé jëlee ko foofu yóbbu ko ci ministre de l'agriculture maa ngi lay ñaan suma waxtaan bii nga joxal ma ko président Macky Sall moom laa wax na ma dimbalee ma am moissonneuse parce que maa ngi fii ànd ak sumay doom di liggéey ça fait des années parce que ñun ñi nga gis nii on vient du département de Podor depuis 65 la ñu fi indi suñu ay pap ñu boobu daal ñun ñu ngi nekk ay xale di jàng école yàlla def ñu jàng ba pare màggee ci mbéy mi nekk ci mbéy mi nañ ñu jàppale bu baax a baax jàppale béykat yëpp te maa ngi gërëm béykat yëpp ñu nekk dans la vallée te waxuma rek nga jàppale ma man kenn de day jàppale béykat yëpp dañ jàppale béykat yëpp képp ko am jafe-jafe. diggante Gaddu Tumani ak ci yeneen casier la mu fay bay yëpp mu nekk loo xamante ne moom moo di 160 hectares mu nekk nag loo xamante ne daf ci sant ak gërëm ki nga xamante ni moom moo di la banque agricole di xamle rek taxawaay bu am solo bi nga xamante ne yombal nañ ko ngir mu mën a àgg ci liggéey boobule. léegi presque 160 hectares te yëpp maa ngi koy béy ci banque bi gàcce ngaalaama CNCA ba LBA vraiment gàcce ngaalaama parce que vraiment effort bu nekk ñu ngi koy defal paysans yi soo amee problème nga waxtaan ak ñu defal la moratoire soo amaatee problème ñu waxtaan ñu defal la moratoire xam nga lan moo gën bon ngay liggéey ak ni même borom bitik la même chose fekkee lebal na la am nga problème da ngay wax ak moom mais su fekkee lebal na la nga am problème waxoo ak moom nga dem seeti keneen da nga am problème rek dem seeti keneen nga am problème déedéet soo amee problème ak banque bi da ngay war delluwaat ci banque bi waxtaan ak ñoom ñu jàppale la
ba tey ci ay kàddoom muy delluwaat di lancer message ki nga xamante ni moom moo di njiitu réew mi président Macky Sall ngir nag muy renforcer waat ñi nga xamante ni ñoom ñoo di banque agricole ba tax nag ñenn ñi nga xamante ni am nañu ay GIE wala ay entreprises yu bees ñu mën naam ak accès ci wàllu crédit agricole. maa ngi def appel chef de l'État na renforcer banque bi milliards yi ñuy wax na ko dugal ci banque bi am na ñoo xam ñu ngi créer ay GIE yu bees mënuñu am accès au crédit la jeunesse bu ñuy wax yëpp jeunes yëpp ñu ngi fi yore ay GIE yu bees def nañ seen demande d'expression de besoin mais mënuñu am crédit parce que banque bi soo fa demee ñu ne enveloppe financière bi doyul état président Macky Sall yokkal joxal banque bi xaalis soo joxee banque bi xaalis ñu jot ci waaw yokkal ndax GIE yu bees yi xale yi ñu mun liggéey dégg naa DER dégg naa yeneen yëpp ji nga xaalis yooyu yëpp soo ko dugaloon ci banque bi LBA ñëpp daañu béy wallahi ñëpp daañu béy ñu ngay gërëm état Sénégal di béy monsieur les maires yaa ngi fii ñu ngay joxe suuf si gaa yaa ngay béy ñu ngay yëngatu bu baax. ci wàllu cant ak ngërëm mu delluwaat nag di ko jagleel ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa SAED jaarale ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di direction générale directrice SAED délégation bu Dagana rawatina nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di conseiller agricole yi lee sant yàlla ñu ngi yokk sant yàlla bu baax vraiment encadrement SAED ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen gërëm bu baax a baax ñu ngay gërëm dirigeant yi jógee ci directeur général ba jëm ci suuf parce que ñu ngi ak ñun guddi ak bëccëg ñu ngi ci tool yi surtout madame la directrice amul fu mu dul dem guddi ak bëccëg samedi ak dimanche foo ko woo ñu fekk la foofu ci tool yi loolu nag la ñu bëgg parce que duñu bëgg nit suñ ko falee ñun la booleel nga leen di nemmeeku suñu amee jafe-jafe nga ànd ak ñoom ci jafe-jafe yi suñu amee bànneex nga ànd ak ñoom bànneex yi waaw donc loolu ñu ngi ciy gërëm état bi bu baax a baax ñu ngi ciy gërëm ñëpp bu baax man fi ma nekk nii maa ngi nii commencé góob di ci gërëmaale président Syrise Ousseynou Ndiaye parce que machine bu verte bi nga gis nii taw bi mu amee taw bi fan yi taw bi passé bu mu amee la jël machine bu verte bi envoyé ma ko moom laa nekkaale nii moom moo ma jàppale nii di ci gërëm waa union pomme gendarme parce que chaque année ñoom may defar intervention ci sumay tool mais chaque année dama am problème maa ngi ñaan daal état bi mu jàppale ñu am moissonneuse ñu mun di béy di góob parce que man actuellement fi mu nekk nii état bi benn tracteur la ma joxoon ma débrouillé ba jëndaat beneen tracteur mu nekk ñaari tracteur léegi nag du ma jàppale ñaari tracteurs yi maa ngi offset nii pour def double culture fu ñuy wax 3PRD am naa fa 25 hectares góom naa ko ba pare taal naa ko ba pare maa ngi nii di offset pour def campagne hivernale mais projet 60 hectares bi mosuma ko def double culture parce que toujours damay tardé fekkoon amoon naa matériel agricole ba xam ne disponible su ma nii ma xam naa j'ai les possibilités de faire 200 jusqu'à 300 hectares mais ragal moo tax waaw moo tax ji nga même campagne hivernale bi daaw def naa campagne hivernale presque 45 hectares mais 40 hectares yëpp dama ci mujjee am problème jafe-jafe machine ngóob et su loolu weesee vraiment ñu ngi sant état Sénégal di sant ñëpp bàyyiwuñu kenn. muy wane nag mbégteem ci li nga xamante ni moom moo di rendement yi nga xamante ni am na ko di xamle ni mi ngi bay variété bi nga xamante ni moom moo di 210 di cycle moyen jàpp rek ni bokk na ci li nga xamante ni moom moo gën ci jamono yi variété yi nga xamante ni moom la ñuy bay. ma commencé góob ga alhamdulilah maa ngi ci sant yàlla bu baax waaw parce que maa ngi béy variété bu ñuy wax CL 210 CL 210 bi xool nañu lu mu yàgg du gaaw daanu te encore cycle moyen la. am na rendement waaw 508 moo fi nekkoon variété boo xam ne moo fi dakkoon am rendement mais ñun duñu xool peut-être semence bi dafa màggat soo ko jiwee soo toogee am na waxtu soo xam ne soo góobul rek kii bi day gàncax bi day tëdd su tëddee kii bi gàncax bi day nëb dagg su daggee da nga am problème loolu moo ñu doon arrivé nii mais ak ceeb bu ñuy wax bi 210 xool nañu daal ren ci contre saison bi ñu bari moom la ñu góob noonu moom la ñu jiw te ñu ngi ciy am ay résultats bu baax a baax. ci wàllu emploi des jeunes Mamadou Diallo di dellu si waat rek di xamle ni ñoom producteurs yi ñi ngi créer emploi ndax nag fu ne ndaw mi ngi fay jógee ci biir réew mi rawatina nag ñi jógee ci zone sud ak zone est bu Sénégal di xamle rek ni ñooñu jamono bu ñu ñëwee rek dinañ fi fekk liggéey te ñoom it ñi ngi ci wane taxawaay bu am solo moom nag muy dellu si waat rek di xamle ñaata emploi la am fi nga xamante ni moom moo di ci casier boobu nga xamante ne moom lay bàyyi mu jëm ci wàllu 60 hectares. di gërëm yàlla di julli yonent bi di gërëm suma ay waajur di gërëm suma ay àndandoo di gërëm producteurs yëpp qui sont dans la vallée di liggéey di sukkali réew mi di créer ay emploi Macky Sall vraiment paysans yi ñu ngay créer emploi de vraiment ñu ngay créer ay emploi parce que man fi ma nekk nii rek maa ngi fi yore 8 personnes
di liggéey ak ñoom ñii ñu ngi jógee Casamance ñu jóge fu nekk di liggéey ak ñoom ñu leen di fay par weer ñu leen di jox ration ñuy lekk ñuy jàppale ci tool yi. donc nag loolu il faut président nga def ci sa xel les jeunes fekkee da nga wax créer emploi ñii les producteurs on est en train de créer des emplois tey soo demee Ross Béthio soo demee Mbundoom soo demee dëkk yëpp mu ngi fees del ak ay xale yu xam ne ñu ngi jóge ci kaw Saloum jóge Casamance jóge fu nekk jóge Guinée gën fu nekk ñu ngi fii di liggéey di daan seen doole te ñun ñoo leen di jox. beneen bi mooy fu may tëjee mooy di gërëm suma chef d'agence mooy Khalifa maa ngi koy gërëm bu baax a baax parce que chef d'agence LBA maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm son directeur général Malick Ndiaye waaw di gërëm ñooñu baax su loolu passé di gërëm sunu chef de régional bi yore LBA tudd Masseer ku baax la parce que bis bu ñu toogee ci mbooloo muy wax dafa leen di wax képp ku am problème ci banque bi na nga ñu waxtaan ak banque bi xam nga ku lay wax loolu moom ku baax la ku lay wax loolu dafa bëgg nga liggéey ak moom waaw wax dëgg yàlla su fekkee rek ku lay wax loolu ku baax la te dafa bëgg liggéey ak yow mënoon te njàmburam jàpp gémmiñam mu calculer moom salaire am rek lay am war mu bañ la faale mais dafa lay wax képp ku am problème jege si sa agence ñu waxtaan ak moom kooku tam ñu ngi koy gërëm di gërëm ñëpp parce que actuellement soo gisee ñu wax mbéy finance bi moo tax de soo gisee ñu wax mbéy mii financement bi moo tax parce que banque bi bis bu la financé wul sa mbéy mi dana dox mi dana tardé kon nag képp ku julli képp kuy ñaan na ñaanal état bi. waaye nag programme bi nga xamante ni moom moo di mise à niveau yor nag wàllu industrialisation ci agriculture moo xam muy rizerie yi ak yeneen yu ni mel Mamadou Diallo di rafetlu bu baax seenu liggéey ki nga xamante ni nag moom moo di soxna si ko jiite moom it mu gis rek pragmatisme bi nga xamante ni am na ko ak diligence bi nga xamante ni mi ngi koy wane ci biir liggéey bi mu delluwaat nag di leen gën a ñaax te lépp loo xamante ni doon nañ ko ci def ñu gën ko yokk rek ngir mu gën a doon sak ci programme mise à niveau madame la directrice bi nekk mise à niveau vraiment seen taxawaay ci vallée bi gis nañ ko bu baax a baax seen taxawaay dans la vallée lu sukkal ci mbéy mi mise à niveau ci la bokk parce que am na tey soo gisee tey am na ay organisation tey yu bëri wala am na usines yu bëri am na matériel agricole yu bëri yu nekk fii mise à niveau moo ci dugal loxam donc nag madame la directrice ñu ngi lay ñaax di la li ngeen dem taxawee ci programme mise à niveau bi ngeen yokk seen loxo parce que paysans yi apprécié nañ ko bu baax a baax te jàppale yi ngi ciy jàppale ci paysans yi gis nañ ko ci baax a baax donc nag yokk leen ci seen loxo seen mën ngeen yokk ci di ñaan yàlla seen partenaires yi ngeen di liggéeyal ñu gis leen gëstu leen jàppale leen vraiment li ngeen ciy def ci dans la vallée ci programme mise à niveau bi am na solo lool surtout ci matériel agricole yi ci njëndum ceeb mi ci usines yi yëpp gis nañ ko ci donc nag dafa nekk organisation boo xam ne nii war nañ ci yokk loo xam ñu ngi leen ciy ñaanal di leen gërëm bu baax madame la directrice yàlla yokk mën-mën mi yokk xaalis bi yokk xéwal bi ngeen jàppale béykat bi bu baax a baax wasalaam